mooy benn nit kese laa xam ni duma ko baal ak ñi nga xamante ni mooy ñi saaga parce que yaay dafa foor yaay dafa foor yaay dafa foor yaay dafa foor yoonu sala sal la ko waxee mën ñu fi nekk ci live bi am ñuy toog di saaga yaay jàmbur yi am ñuy nekk di saaga sëriñ yi tamit nekk ay kilifa jàmbur ñooñu rek ñoo nekk ñi nga xamante ni ñoom rek ñoo may naqari ci live yi bu weesoo ñooñu amumal dara lu ma naqari ni ñu fi nekk nga nekk APR nga nekk réew mi nga nekk lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi wallahi bu ñu fóotee suñu xol yi ubbi ko dinañ mën a accepter dalante ku nekk ki nga xamante ni tey nit moo nekk Espagne campagnal Macky Sall sonn ci élection pour Macky Sall faral tey mu xëy fajar càppe la ma yéenee message ni ma seeni wallahi ñëw naa ci Pastef dugg naa bokk naa damay jàppale Sonko loolu dafa neex c'est pas que lim ñëw ci Pastef bàyyi fee mais pour wan ne message bi ñu ngi koy vérifier mu ngi jàll nit ñaa ngi déglu nit ñaa ngi bàyyi xel li ñuy wax loolu rek mooy l'essentiel bi bu loolu jàllee synthèse bi démb président dafa wax mu am code gis naa nag ñu génn di kii nañ leen bàyyi loo xamante nii bu ma deful synthèse leeral li président bëgg a wax bu leen génn def conclusion président ci wax ji nee na nguur jaralu ko muy def ay xaajale ay xeet ay waaso ay tarixa ay kii loolu kenn moomu ko dafay joxe grandeur am ak maturité am ak bëgg Sénégal ak panafricanisme bi mu doon nguur jaralu ko nekkul dafa am kenn ku muy wax dafa bëgg wax ni moom Ousmane Sonko li ko gars yi di jiiñ di wax dañuy saagalu mag dañuy wax lu bon dafa bëgg wane ni nguur jaralu ko lenn ci àdduna moom li mu am ndam ba pare pour l'instant mooy tey jeunes yi juddoo Dakar mu bayloo wi loon débbu leen ci àll bi leen dem leen ngeen bay fexe ba nit ñi di dem di bay nit ñi fexe ba nit ñi di joxe message loolu Ousmane Sonko réussir loolu rek gain di cause ci li mu commencé xeex boobu ba léegi il faut que ñu dal buñ Ousmane Sonko waxee buñ interprété wax bi noo xamante ne nii ñeneen dañ ciy gis seen bopp wala keneen ak keneen ak lu mënti xew ak keneen ku mën a def leneen ne leen jël wax bi ñu xam ne moom dafa bëgg a war ne nguur jaralu ko len lii période du ko def du ko wax du ko santaane ñu jàpp ci loolu mais pas ñu jël wax ji di ko adressé di ko jox ay nit day yee fitna te yàlla mu ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassa moytu leen fitna baaxul. beneen bi ci synthèse bi président mun dafa feebar 3 semaines kooku au carré ba tey maa ngi ci biir synthèse bi au carré déglu fi président xam mun dafa feebar 3 semaines yaram bi dafa sutante loolu mooy wane ni homme de valeur yi nekk biir Pastef loolu mooy wane ni nit ñi nga xamante ni don du soi bi ñuy wax pour la patrie loolu moo nekk Pastef Sénégal ku feebar journaliste yi yëg nañ ko ku feebar média wax pale saqat sax boo ko fa dee ñu ne Israël doon na saqat dem Ousmane Sonko ne 3 semaines ñun ñëpp ñu ngi live di wax Ousmane Sonko kenn xamul ni Ousmane Sonko mbir dal na ko xam nga lu tax parce que don du soi ku nekk ci biir Pastef ña ko wër ak ku nekk jàpp nga ni bu wax bi génnee boo génnee Ousmane Sonko dafa feebar journaliste bind ko yow yaa wor bu ñuy xool juda bi waroon gési yow la ñuy jàppee juda gars yi nga xoolal 3 semaines Ousmane Sonko nekk ko yaram bi sutante déggoo ko fenn jaarul sax suñu nopp ñun ñi nga xamante ñu ñooy patriote yi nga xam ñoo koy soutenir kon nga xam ni Pastef don du soi pour la patrie bi ñuy wax dafa nekk dëgg gars yi ku nekk da nga naan man du ma njëkk a war man defe bi du jóge ci man gars yi ko wër noonu la ñuy dundee gis nga loolu li mu lay jàngal mooy Pastef idéologie la Pastef dafa nekk loo xam ne ay saaga ay ñàkk kees ay toroxal Pastef joxe li nga am la bu bakkan jotee da ngay joxe bakkan bu deret joxee da ngay joxe deret bu alal jotee da ngay joxe alal bu taam joxe da ngay joxe taam loolu mooy Pastef il faut que ñi ñuy contredire di ñu xalaatal di ñu waxal lu ñaaw mu xam ñun ay nit ñu conscient lañ buñ jaaree suñu carrière fi ñu jaar yëpp duñ fa gis fitna duñ fa gis tooñ duñ fa gis dara macha allah ak ñëpp ñu nit ñu bëri boog ñu nekk Pastef kon nañu xam ne ñun ñu ànd ak Ousmane Sonko ñu conscient lañ mais problème bi mooy ñu bëgg Sénégal lañ ba gëmewuñ ko ni ma koy waxee chaque jour rek ñii ñu ngi Europe ñii ñu ngi États-Unis ñii ñu ngi Asie gars yoo xamante ne sont bien casés yor nañ seen i jabar yor seen i doom mën a yor teraanga yu ñuy dundee duñ mën a nam soxlaal Sénégal dara ba ce sont des patriotes yu pare pour seen dëkk changer loolu nit waru ci gis bañeel c'est-à-dire Ousmane Sonko pour gars yi toppee rek loolu moo tax ñu topp ko mu ñëw ci Ousmane Sonko bu ñëwoon ci ay affaire saaga yii bu ci waxoon ndax xam nga démb li yàlla def dama dem bay bind message ni Ousmane Sonko bu génnee wax ci ñii saaga man ma xam ne Ousmane Sonko matul njiit ma dem bu koy bind posté faussé ko ba bind ko pare effacé waat ko ci laa bindee nii
li ma mujjee bind posté ko Facebook ci laa ko mujjee parce que ni Sonko incha allah dina nekk président ndax ñun dañoo dogu dañoo matal leneen laa njëkkoon bind dindi ko xam nga tax parce que pour moi Ousmane Sonko waru am wàccaaw ñëw di tontu loolu wala muy wax ci loolu ndax ay nit ñoo ko bëgg a forcer pour mu wax ci loolu ñun xam na ni Ousmane Sonko loolu du message am ñun xam na ni Ousmane Sonko véhiculé wul loolu soo comme ñun xam nañ Ousmane Sonko véhiculé wul loolu rek soo jarul Ousmane Sonko di ci attardé wu parce que ñun ñu ngi koy défendre cause bi xam ne lii Ousmane Sonko ba te ñii saaga xam na ni ñoom bokkuñu ci ñun ndax li ñuy prôné ñun prôné wul loolu ñi bëgg a ñëw la naan oh Pastef da ngeen a war a génn tontu ñii da ngeen a war a pourquoi ñuy génn di leen tontu ñun da ngeen di mën a gëm li ñu leen di wax ñun mooy ñii li ñuy def ñun woote wuñ loolu te boo leen xool yéen ñi seq ak ñun relation xam ngeen ne ñun doxeewuñ noonu kon pourquoi ngeen bëgg ñun ñu affilié ñu ak ñeneen ñu dem ñu woole na leen noo bàyyi leen li ngeen def mel ni ñun dañoo bokk ak ñoom dara bu ñu wootee ne Pastef la ñu bokk te nanguwuñ doxee ci norme ak yar ak tegg ni Ousmane Sonko woote pourquoi ñuy dem naan leen yéen bàyyi leen li ngeen def ndax Pastef ngeen di woote non nañu woote li ñuy woote lu leen neex nañ ko wootee seen bopp la concerné mais concerné wul parti Pastef concerné wul ñi nga xamante ni ñooy patriote yi ñoo topp Ousmane Sonko loolu dañ koy leeral rek quoi peut-être message après dinaa ko lire franchement message bëri na mais naa lire damay bëgg ñu xam ne rek ni man gars yi bëri ñu ngi ñëw ci commentaire yi di expliquer du ma attardé wu ci commentaire yi mais coddo nijaay la may wooyee ndax dama ko te xoolal mu wax Pastef mu ñàkk a wax damay respecté idem te dama koy respecté du te am nga man lu ma du def mooy wax lu ma gëmul mooy oh nit ñaa ngi wax ci ceddoo wala rek tax ma ne oh man damay non li ma gëm laay wax dama koy kon na respecté kon na ko naw kon na ko bëgg ndax lan idéologie bi ñuy dégagé loolu laa gëm bu juumee nag juum nit a koy def te coog man damaa ki nit woonoo ma ne ko damaa d'accord sax dafa war a juum damaa d'accord dafa juum parce que nit la nit mooy juum wax nu mu warul waxee parce que affaire bi bëgguma ñu jàpp ko ñun ñu def ko ay noonu ndax boo xoolee ceddu lu ko supporté à 90 mën naa ne 80% waa Pastef fi la loolu il faut que mu leer ci bopp bi su ceddu ñu koy déglu di ko partage di ko topp à 80% waa Pastef fi la il faut que mu leer parce que idéologie bi muy débasé dafa noble dafa nduróog bu waa Pastef donc nag bu juum amee juum la nit mën na nekk sa kilifa sax juum am na ñoo xam ñu ngi nekk ci kaw sein parti bi nekk ay kàngaam mën nañ juum nit mooy juum mais pourquoi ñu bëgg jël affaire bi diaboliser ku nekk wax ci loo xamante nii après day indi fitna dañuy nangul nit day juum mu juum ñu reconnaître ko même moom bu ko reconnaître ñun ñu laajee ko biir ba nga xamante ni moom dina ah kon kat ñii dañ maa bëgg ñii kat di tax ñuy waxee ak man ñi tax ñu daan na benn waay bi tudd Cheikh Saliou muy nekk di ci prôné di ci dox loo xamante ne nii pour wane ni grandeur bi nga war a nekk boo nekkee patriote c'est pas que da ngay saaga wala da ngay defante dem ñun gars yi xam nañ ba pare ba ci président Macky parti mi xam nañ ni boo ji topp Ousmane Sonko ay këx lañ ay naxa lañ du ñu dégg du ñu gis dara du leen xeeñ Ousmane Sonko dong doy na leen kon xam nga loolu bu ñu ko xamee si ñun ba pare soxlawul na ñuy dem ci yeneen détails yi quoi di dugg ak yeneen affaire wala di topp nit ba mu sës non non duñ def loolu nañ leen continuer ci rythme bi ñu nekkoon lancé bi président woote nañ ci nekk ñu ñuy gis comme li mu wax démb bu sensibilisation jotee ñu war a nettoyer place yi nañ fa fees dell Macky nay tourné di gis dëkk bii set mu naan waa man damaa liggéey fekk liggéeyu dara xoolal moom nay jaaxle naan waa mi man nan laa mën a defee Sénégal mu setee nii fekk mu deful leen lépp Sonko la nañ ñëw gis ñu reboisement yi ñuy saxal àll bi falaa wooyi mu naan waa mais man li ma joob nii fekk joobu dara lépp Ousmane la rek mais ñun nekkuñu opposition boo xam da ngay toog nii rek c'est-à-dire Macky Sall mu def Macky Sall damaa bëgg ak ay nitam ñu génn ñu wax nit ñi ni leen damaa bëgg ngeen jox Ousmane Sonko respect ku mel ne booy boobu noonu booy boobu dëkk Rufisque nga xamante ni borom rasay salto yooyu xamante ni bëgguma ko dama koy jàpp di ko kaañoo rek mu génne ni leen damaa bëgg ngeen dal kii li muy def nii sama njariñ la su ma paree ci nguur gi bu keneen ñëwee day gis liggéey bi am fu mu jam ñu war ko àggale ngeen topp ko rek ngeen dal quoi ndax kii buñ dalee topp ko rek wallahi Sénégal dina nekk beneen Sénégal boo xamante nii yéen ñi nga xam yéen ñuy xas sax mujj da ngeen ñuy ànd ak ñun parce que Ousmane Sonko leneen la nekkul ay nguur moo ko ñor wala kii liñ léegoma li mooy li jàpp suñu xol ñun ñi nga xam ñoo nekk bitim réew la plus majeure partie bi ba tax ñu dugg ci xeex bi nekk ci di sonn xam nga lan la bëgg Sénégal mais ñu nag yaakaaruñ ci fayeeku yaakaaruñ Sonko yaakaaruñ jox ñu poste yaakaar ndax sunu njàng sax dafa àggut du comme Sénégal donc boo jàngee soi-disant intellectuel yaa yor yenn poste yi mais xooluñu njub ak dëggu ak patriotisme bëgg réew mi xam nga Sénégal lu ñu soxla mooy kii éducation bi jàng na am na ay diplôme yu bëri mais ñun doolu mooñ taral diplôme yu bëri ak wax bu neex langage bu du waaw làkk ay français yu roulé air yi ba mu ron wala nga jël anglais yi accenté ko ba mu garaaw ñu ni kii intellectuel la jox la poste boo xamante ni yow dara xamoo ko fa mais xooluñu ki nga xam day mérite poste bi am na njub gi
am na dëgg bi dafa respecté li ñu koy jox ñu jox ko poste mais dañuy xool ko jàng wala placé la you know Ousmane Sonko loolu jàpp ñu ñun moo ko jàpp bëgg Sénégal avancé géej jéemu ci gagné dara naan comme ça nekk na ancien président statut yooyu intéressé wu ko parce que bu demee ancien président ancien ministre rek yow la xëy moom bu ñëpp taxawee ñi ngay rombee ancien président yeeg ñi ngay rombee ku ne talul kenn yow ma laa tam li ko nation di nation say àlla yàlla kenn talul kenn kon ñun Ousmane Sonko lu mu mënta nekk ñun ñu ko topp rëy suñu bët man boobu sama bokk laa xam Ousmane Sonko tey lu mu mën a doon rëy sama ndax xam nga ma xalool parce que 2012 maa ngi woon ci jeune bi toppoon géej waaye dinaan dañuy jàppale Macky pour mu fexe di wax pour Macky falu na fa Abdoulaye Wade di jóge tey ba ma ñëwee rocce dafa départ rek ma xam ne fii baaxul ma arrangé tam taxaw ne dox di seetaan teg Idriss Seck bët di ko xool ndax dama ko yàgg bëgg nag ndax Idi bu waxee rek ma kontaan Idi xam man dama ay alxuraan daf may dundal te Idi day laal aay mais léegi Ousmane Sonko bo Ousmane day laal aay yoo xamante ni non Macky ay salaatu ala fatiha yooyu Ousmane Sonko ay aay yu garaaw lay laal aay yu toog aay yu ni copp démb daf ñu doon waar dañu delloo ci yàlla yooyu président bi mel xam nga tamit politique homme politique yi dofu ñu xam na ni Ousmane Sonko candidat parfait bi parce que Idrissa Seck ay aaya lañ doon góndee dama ko bëgg nag ndax ay aayam ñu ne dañoo am parti candidat waxoon dafa gën a dafa moqal aay ba pare booleeg parcours discours lépp teg ko ci axe nii ci axe la ko teg mais tamit da doon dëgg Sonko li ma waxoon rek billahi Sonko ci xal dafa garaaw dafay neex billahi wallahi day neex trop ñun nag li nekkee tey na ko da ngeen ñuy jéggal rek ñu xamul Sonko dunoo liggéey xam dafa am fu ñu jaar ak ñun ñu xamul lu mu def dañ koo topp rek nii rek dañ koo topp ñu xamul lu mu def ñu booy joolaa xam na mais na dal yi ñu koy defloo nag mu ngi nii tooy xaw ma dafa tooy xaw ma lu ko dal nag toog ñun liggéey loowuñ ko ñun fit wi bëgg gi jom gi ak njub gi lañ ko soxlaa na toog yóbbuwuñ ko ci ay tool baleloowuñ ko xam nga yooyu tamit moom da ngay waaru quoi day jékki-jékki di ko garaawal action yi na toog rek bëgguñu dara jot ko na tegal nañ jox direction bi rek ñun dinañ gérer bu dee dee dinañ ko maye bu dee liggéey bi nañ ko liggéey ñun dañ def ñun nañ ñu wooyee lu leen neex mais moom bëggu fi nekk di jàmbaar lu mu mënoon ay 15 ans ci ginnaaw xam nga dem fi jël ay ruuj di ruuj ba tooy fii ñëw di saqat ak di ñu sonal toogal ak président quoi ñun bul bëgguñu yooyu yow toogal dal joxe direction ñu nekk ci xam nga ñëw joxe discours ñun dinañ liggéey bi non awa li ma wax dëgg la parce que bëgguma Ousmane tamit di sonal bopp ñun bëgguñu mu sonn ñun bàyyi mu jox ko réew mi rek mu def li mu war a def mais tamit nekk fii di kii nii gars yi la ëpp doole ñoo ne ci parti bi gars yi la gën a taxaw ñoo ne ci parti ay jeunes yu wow koŋ ñoo ne ci parti bi il faut que Ousmane dara rek yow dal joxe direction ndax xam nañ doo leader politique bi toog di da ngay jiitu ci liggéey bi mais wàccal ci terrain bi ñu gis la xam nga ni ñu gis la xam nga sóob saaf dàq si la saale baab yooyu xam nga noonu rek teg ay action ñu ni saa ngi nii après nga effacé wu ñun ñu def job bi mais nekk fi jël ay ruuj après tooy fii tegunu la ko laa yukallifullahu nafsan illa wusaha yàlla tegul benn bakkan lu attanul précis dalal rek non amin kumba yàlla bu ko dara dal mais bu ko dara dal na def da doxee consigne bu muy jaay njàmbaarte ndax fii gars yi ko gën a wow kongo fi ne ñun ay xale yu ndaw lan wow kongo yor doole bëgg ko yéene ko parti bi yéene ko Pastef yéene ko patriote bi nañ ko na dal rek nañu bàyyi ñun ñu gérer yooyu wàllu dooleeg wàllu xeex bi ak wàllu defante bi ñun mën nañ ko gérer ndax ñoo ko gérer ba heure bi parti bi dem moom na toog rek joxe direction yi wax ak ñun buñ ko gisee ñu neenal Sonko bu yeewul rek taal caméra bi ni rek saxami Sonko coupé dañuy kontaan ndax day xool saa yi ñu doon saxamee Sonko ni mu ko saxamee moo rafet gis nga yow ni mu doon yéeyee ñun yooyu xam nga saa ñun Sonko ni mu ñuy def ci suñu xol ñun Sonko xoolal lu mu def na day neex lu mu def dañuy neex ñun dañ gis ci moom négativité donte am na ko nag parce que lu tax parce que bëgguñu ko yàq suñu xel ndaxte lu ndaw luñ leen may pukus rek bën puso buñ leen ko mayee ci Ousmane Sonko ci ngeen jàpp ko négatif ba ñun kenn daal ni nangu na yàq-yàqal di ko yàq-yàqal ba pour turu bi ngant duñ leen may li ngeen bëgg mooy pour tur bu ndaw ngeen def ci baaraam di ko xuuxal wala ngeen def ci pont puso la woon ngeen def ci pont ba ci yàgg ngeen dugal ci baaraam bu yàgg ngeen dugal ci peel di ko ruux-ruuxal def ko mu nekk ngeen di échec politique moo tax loo leen teg ci Sonko ñu teg ko teg fële ñu leen gis ñu dégguñu duñu gis duñu dégg dara duñu xeeñ ay këx lañ rek ju ko topp parce que danañ waxan dëgg ah sama gars yi dadi non dadi li ma wax nii dëgg la billaay li ñuy wax ne ci président dañ koo gëm de ndax ba kii wax na ko Guy Marius Sagna l'homme discours parcours ku am discours bu mel ni discours Ousmane Sonko boo ñëwee nga indi ko ñu nangul la waaye parcours doo ko fay indi ñun parcours bi tamit dañ koy xool mais xam nga tey boo bëggee bañ Sonko bañ ko rek loolu moom c'est gratuit démb surtout boobu laale Masaalikul Jinaan bi ay murit la ilaha illallah murit wax na de mu laal ci Masaalikul Jinaan bi xam nga président boo xam ne da lay laal ci ay alxuraan yi
bëgg ni kii gars yi di commencé kii mu laal Masaalikul Jinaan bu ne kii mu jékki-jékki indi Taysiir xam nga yooyu dafa garaaw quoi yooyu dafa gars yi murit bul mer Ousmane Sonko kenn gënu koo nekk taalibi Sëñ Bamba ni ma koy waxee taalibi akkan la ci tënku ci alxuraan ak sunna njub rek la tegu te Sëñ Bamba la loo bëggoon woote ko Tijaan bul wari bul mere Ousmane Sonko ci ma Alaaji Malick woote rek la nekkoon ñun fair play rek la Ousmane Sonko di ma sant lu ma koy def nag ci loolu rek la Ousmane Sonko nekk nag nan waxante dëgg rek taalibe baay bu mag la kenn moom bañ na ko ba say maay ba mu génnee ni daal doomu bàyyi si ni ko bul découragé yaa ngi ci axe lu ñu wax toogal c'est-à-dire yooyu Ousmane c'est nu koy waxee idi ci français c'est l'incarnation parfaite boo xamante ni mooy typiquement sénégalaise boo xamante ni Ousmane nii la def Ousmane garabu kii la garabu nan la sax nuñ koy mën a waxee garab boo xamante ni nii la def rek kër gi dañuy jariñu xob yi day jariñ ren yi day jariñ Ousmane loolu la te ñëpp nag jàmmale ko Sénégal Ousmane ñëpp kër diine yëpp la yemale Ousmane kër diine fu mu dem nga ni fii la bokk ci président mooy nante nan apport naa leen Omar Diallo discours non parce que Ousmane bokkul ak gars yi nañu xam ni Alpha Ba waaw suñu oustaz nañ leen tempéré waay nañ leen tempéré ñu yaatal ñu dajale woo ñun ñëpp rek ñu am objectif bu ñu boole mooy Sénégal la ñu bañ a dugg ci ay affaire de confrérie ay affaire de kii nañu xam nga ku nekk mën nga dugg sa jàkk après woote li nga bëgg a woote wala sa màggal wala sa gàmmu mais bu Sénégal ñooy taxaw nañ leen wax rek li jëmale Sénégal kanam li jëmale Pastef kanam nañ leen bokk loolu quoi ñu bañ a dugg ci détails te ñu bañ di def mix ak amalgame ñiy saaga di jaxase affaire yooyu ak Pastef loolu baaxul dégg nga moo ba nga ne bële baax na non kii laa def Jesner du Jesner laa may damaa def Jesner dama leen respecté ni loolu yaakaar dafa sañ di comme ñëpp président ne booy génn na nga correct dafay correct waaw taqabbalallahu minna wa minkum jazakallahu xeyran oustaz jazakallahu xeyran Omar Diallo non Sonko ñun duñ ko omelette duñ ko baxal dañ koy mayonnaise ku ne diw ñun Sonko loo xamante dañ koy pàccoo nii comme gars yi def ko benn affaire lañ ko séddoo ko dañ koy mayonnaise ku ne diw ñëpp am jàmm Sonko pour Sonko yi di gars yi di kii na leen dal waaw loolu xam nañ ko Imam Alpha loolu xam na ni yàlla bu ñu dee duñ laaj Sénégal pas-pas la ñuy laaj mais nekk gun ci cadre dee ñu ngi ci cadre lu ñuy defaree suñu àdduna ba pare bàyyi xel suñu àllaaxira ci doon nga contexte bi lañ cee nekk xam nga contexte boobu ginnaaw ñu ngi ci rek bàyyi xel ni dañuy dee comme ni ma ko waxee ci commencement bi yàlla lu ñuy laaj mooy sa pas-pas loolu la ñuy laaj waaye fii ci àdduna dañ koy defar ba nekk ci kii boo xamante ni bu nit ñi feebaree dinañ faju bu jigéen ñi waree am doom dinañ am doom bu xale yi waree jàngi dinañ jàngi bu nit ñi waree lekk dinañ lekk dinañ am courant dinañ mën a loolu la président Ousmane Sonko wax ndax yaakaar naa ne président doo gis bokk ci li ma xam ak ñi ma jege ñu ko xam nga xamante ni ragal yàlla mu ñëpp ko seedeel kon fi ñu teg tànk xam na ko kuy bàyyi sa xel di wax ni su ma lekkee dërëm bu ma lewul yàlla na ma ko yàlla topp yow ma ci am ko xam na alaaxira mu ngi ñëw nañ il faut que ñu dal rek ñuy demee suñu xel bañ di dem émotion li ñu yàlla di laaj ñëpp ku nekk xam nañ ko boo dee yàlla li mu lay laaj xam nañ aqida la lay laaj waaye du la laaj ban parti nga bokkoon ak yooyu loolu sa terre à terre dafa yomb pour lijjanti ko li ñu bëgg a xam mooy bu ñu toogee ci parti bi di wax wala di wax pour jëmale Sénégal buñ fa dugal affaire de gëm-gëm ku nekk ak sa diine ku nekk nag sa diine ak sa gëm-gëm bu la mayul nga saaga may la nga wax lu ñaaw may la nga xas keneen xamal ni yow sa aqida baax na parce que xasoo keneen tooñoo keneen wàccoo sa charte li nga gëm nga ne mais boo demee ba mën a vexé keneen rek yaa ngi dugg ci page jàmbur yaa ngi koy tooñ te xam naa ne président moom li mu wax mooy wax na ko démb affaire confrères yi ak yooyu noonu mooy wax jooju loolu la wund Sonko bi muy wax loolu la wund mooy maanaam amul tijaan amul xaadir amul murit amul layen amul ibaad amul dara du jël buy wax waxu Sénégal di ci dugal yooyu pour gagner ay vote wala gagner ay nit non Sénégal ku bëgg a defar Sénégal ak koo mënti doon chrétien juif animiste même boo ñëwee sax nekk gëmoo dara te yow li ñu war a soxla ci demal Sénégal kan yaa ko mokkal yow la ko président di jox ndax li ñu soxla ci àdduna bi fii yow yaa ko mokkal pour ñun ñëpp ñu ngi yor ay iPhone ñu ngi yor ay téléphones yi cher di yor ay kii est-ce que ñun musulmans yi ñoo ko defar déedéet ay nit yoo xamante ne ay mushrikuun ñoo ko defar mais nécessité la ñoom ñoo xam ni ñu koy defaree ñu jëlee ñu defar ko joxuñu ko te
tey président bu jëlee réew mi tamit loolu lay xool ci poste bi ki ko mérite cela pas dire que jullit àqan nga wala murit àqan nga wala tijaan àqan nga wala waree ba demee yaa mérite poste ak koo mënti doon yow lañ koy jox nga gérer teg ci ñoom njubal loolu mooy dëgg mais pas bu ñuy wax ci àdduna na ne ci àdduna bi lijjanti li ñu war a lijjanti ci àdduna waaye taxul ñu fàtte suñu àllaaxira parce que on est conscient buñ juddoo ba tey nag laa waxuma la bii de buñ juddoo ba tey on est conscient que suñu diggante ak suñu borom moom mooy li nga xam moom mooy major thing moom mooy li ñu amal gën a amal njëriñ waaye duñ fàtte suñu àdduna loolu am na ci solo torop Fatoumata Anthony ñu ñëpp ko bëgg man damay discours politique bu nekk déggati naa non Fatoumata bu Ousmane Sonko bokkul bul dugg foofu ñun bëgguñu ñun chef liggéeyal Sénégal léegi moo ñu taalibe lañ bëgg a doon dawal askan bi xam nga après lii ñëw meññeent yi après la mais Ousmane Sonko nekkul bëgg nguur privilège yu ay 4-4 nga bu ci yàlla àndee ba yàlla jox ko Sénégal incha allah Ousmane Sonko sera le premier président sénégalais boo xamante ni mooy wàcc Sénégal def ay mandaam mu jeex ñaari mandaam mu jeex mu toog Sénégal di romb nit ñi di ko yëgal di ko darajaal parce que xam nga parce que moom legacy moo ko ñor wax naa ko barki dem ci benn live Ousmane Sonko li ko ñor du alal du koom-koom bi du titre bi du dara Ousmane Sonko du ku ñuy chantage wala nga koy teg legacy moo ko ñor legacy xam nga doomu aadama booy dund te bàyyi woo sa xel ci legacy da ngay sonal sa bopp legacy moom solo lii laa fi bàyyi dañuy am benn beneen di xista bu ñuy déglu ci borom Omar Ibn Abdou Aziz ñuy wax ni bi muy génn àdduna te nekkoon buur bi gën a maandu ci jamonoom ba dëkk bi problème dafa am ci benn côté nag nga nekk chrétien nga nekk ñu problème amul ba muy génn àdduna doom yi da leen laaj lan laa leen di bàyyil alal wala ma bàyyi leen sama tur doom yi boo leen yore ci njub yore ci ñu ne ko bàyyil ñu sa tur xale yi choisir ñu alal de te donte ay xale la mënuñ ko bàyyil ñu sa tur mais bi mu génnee àdduna doom yi fu ñu dem ñun la doomu Omar Ibn Abdou Aziz dañ leen di yëkkati di leen def comme niñ dul def sax buur bi xam nga tax parce que legacy la seen papa bàyyi bi mu yoree nguur gi ci njub la sàccul alal ji da ko fa bàyyi di jëriñ askan wi jël xaalis bi defaat ko ci bayti ma alalam bi mu amoon avant moo jur ak jabaram avant moo nekk nguur mu am ko par récupérer ko sotti ko ci alalu askan wi ba bi muy génne àdduna bàyyiwul leen dara ñoom waaye bàyyil na leen legacy Ousmane Sonko legacy lay wër te ku nekk patriote legacy nga war a wët mais pas tur buzz xam nga dafa am nit yoo xamante ni sama genre gii wallahi wallahi boo ko waxee yàlla ni maa séri man nit bu amee ay milliards man li may nawee nit kese mooy ma gis ci moom diine ak ragal yàlla kese mooy tax mais nit doo ma gis ma topp ay nit wala may ànd ak ay nit ndax alal lañ am leen keeru moo dafa am nit yoo xamante ni keeruñu alal parce que alal nekkul loo xamante ni nii dafa am mujj wala dafa alal keeru na ko ndax gis nañ ñu ko ëpp ñoom Haaruun ñoom Firawna alal dafa bëri ñu ko amoon te alal bi jëriñu leen dara kon legacy moo am solo il faut que bu ñuy wax ci wàllu Ousmane Sonko nañu xam ne legacy la ñuy wax ñun lim fi nar a bàyyi loolu la ñu te loolu moo tax ñun ñu koy xeex te buñ demee ba gis ni xeex boobu da ko wàcc wala nit ku nekk ci wonam sax da ngaa wàcc loolu wallahi ñu dal ci kaw kooku parce que li ñu amal solo mooy Ousmane Sonko fi wàcc ñu wala gaare oto yi ñu naan Ousmane a nga déedéet dañuy ut Ousmane Sonko am wàccee rafet ñu daal ni génération bii dañoo topp Ousmane Sonko te njub lañ fi taxawal Sénégal développé nañ ko askan wi yëg nañ seen bopp ci justice dox na nit ñi journalisme bi ñëpp teg nañ ci njub ci dëgg ba pare ma bëgg sax nag loo xamante ni bu ko mënoon restauré dimbali ma ci man moom damay tàllal loxo jaaruma ci nag te su ma sañoon Ousmane Sonko day def service militaire bu nekk à partir de 18 ans par force ñëpp a ciy jaar parce que ñun suñu booy léegi damm loxo yi dafa bëri booy yi nga xamante ni léegi ay fecc ak ay tiktok yooyu la bëri da damm loxo booy amul benn conscientisme seen bopp ci benn bor mais bu service militaire amee booy ko am 18 ans par force day jaar armée dina defar lu bari ci jeunesse bi ñun yooyu lañ soxla quoi mais pas ay buzz ak ay ñu lay way ay tuddee nañ la làmb ay yooyu ñun nekkuñ ci yooyu ñun pas passif nekkuñ ci yooyu ñu ngi tuub tey jégalu sama gars yi discours tey bi synthèse tey bi loolu la woon di ñaan yàlla yéen ñëpp yàlla defal leen jàmm yàlla boole suñu xoli tàppe ko ñun ñëpp nga nekk APR nga nekk réew mi nga nekk Pastef ak loo mënti doon yàlla boole ñu defal ñu njub defal ñu sutura defal ñu teraanga adduna ak àllaaxira wax ñun ñëpp chaque jour la lañ koy ñaan rabbana atina fi dunya hasana wa fil axirati hasana loolu lañ koy ñaan saa yoon jullee heure buñ toogee lañ koy ñaan yàlla defal ñu njub teraanga xéewal fii ci adduna ak fële ci àllaaxira loolu lañ koy ñaan ko yàlla lañ ko yàlla defal ci bés julli bi mu nekk bés bi nga xamante ni muy bés bokk na ci bés yi gën a màgg ci sax loolu rek moo am solo yàlla defal ñu teraanga fi dunya
wal axirati yàlla mën na ko te bu ko defee du wàññi dara ci ngóoram te incha allah dinañu ko defal ngeen ñi nekk fi ñëpp nag muy jullit muy murit muy tijaan muy laayaan muy xaadir man wax naa fii ku nekkul murit sa baay nekk na ko wala sa maam nekk na ku nekkul tijaan sa baay nekk wala sa maam nekk na parce que ñun ñëpp ñu ngi jóge ci famille yooyu adduna nii la ko suñu borom bindee nii la ko mas a bindee ñi dañuy nekk murit ñi nekk tijaan ñi nekk laayaan ñi nekk ibaadu ñi nekk ay ñeseen ku nekk am nga droit ci la nga gëm ko bu ñu talee ci benn terrain muy terrain politique terrain lan mooy développer Sénégal ñu ànd toog waxtaan ginnaaw yonent sallallahu alayhi wasallam moo doon toog yéefari di waxtaan ak ñoom xool nu ñu mën a dundee en harmonie en peace baal leen te mënoon na am doole xeex ak ñoom mais def ko ñun nekkuñu kenn bëgg a forcer nit ñi doole bëgg a jaay nañ doole ku nekk na nga suuraale sa retour Sénégal nekk bitim réew di wax lu la neex wala ngay saaga wala ngay wax loo xamante ni di wax ju ñaaw la na nga suuraale sa retour Sénégal wala bés boo fa demee ba ñu war faa doon kenn ñuy fàttaliku say wax yu ñaaw yoo xamante ni yaa ko waxoon mu nekk ci live bi mu nekk ci Facebook mu nekk ci YouTube ñu la koy génne waatal say wax dabaat la nañu moytu loolu bitim réew doo fi toog rek di wax sa wax bu leen neex ndax lan dangaa am envie wax fayoo connexion yaa ngi sa téléphone di wax li nga bëgg a wax di vexé ay doomu aadama di tooñ ay nit di tooñ ay kilifa di def lu neex ndax lan kenn du la laal mais man tey su ma amoon lu ma doon woote pour gars yi wax naan ay affaire de ñii saaga mu dëkk bu nekk gis nga fii buñ bëggee def dëkk bëgg a jubal ku nekk mën na ko dëkk bu nekk Serigne Touba am na fa lu ci ëpp bokk am na fa kër ma Alaaji Maalik am na fa zawiya wala ku nekk am na mbooloo boo xam ne ñu ci bind mbooloo yooyu buñ dajaloowee seen doole dem fekk kay saaga ñu jubal ba ci police def benn pétition porte plainte kooku dina arrêté saaga yi parce que man idéologie laay joxe waaw bon idéologie laay joxe bu ñu dajaloowee seen doole yi dem porte plainte ok Ibou Mbala Ndiaye baal na leen damay laaj yal nañu yàlla boole baal maa ngi ñëw maa lay woo man loolu laa gëm ñu dajaloo ñi nga xam ñoo nekk ñiy vexé seen sëriñ ñu dajaloo ki koy def ñu dem porte plainte kooku yoon dina def liggéeyam parce que bu gisee pétition boo ay nit yu bëri ñoo ko signé ñu porte plainte doomu aadama parce que man solution laay joxe pour lii arrêté saaga kilifa yi nga xamante nii bu neex mu naqari bu nga diine chaque jour dañ koy meek mu gën a parfait kilifa diine yi nekk Sénégal bëri na ci waxuma la am na ñu ne ci biir foo def am na ay yàq am na ay defarkat ginnaaw yonent sallallahu alayhi wasallam sax ne yàlla ni ñi la wër say biir am na ay naafiq kilifa diine yi mën nañu am ñu nekk seen biir par duñ jubal nekk ay salteel mais duñu xool ci ñooñu ba tax ñu jiiñ lépp kilifa diine yi dañoo xeex na colon yi tubaab yi ba nga xamante Sénégal at least dina am lu fa des ci diine boo déggee des fois docteur Ahmed Lo da koy wax wala Ibrahima Khalil Lo dafay am ñoo xam dañoo xeex pour lenn lu ndaw pour diine am foofu tey ñun ñëwee ñun gën a jot ci yenn yi parce que ñoom dañoo xeex kon am nañ mérite bu leen war a gërëm mais sant leen mais pas ay nit nekk ci live bi toog di leen saaga di leen wax yu ñaaw di leen wax yoo xam wax yu rafetul la ndax lan France moo la couvrir wala États-Unis ñoo la couvrir freedom of speech bu la neexee nga wax que ne nit ñi bu ñu dajalee seen pétition dem porte plainte la par force yoon dina ci taxaw te dina xam yaa ngi tooñ ay doomu aadama wax ci nit ñi mën nañ ko lijjanti mais pas ñu ciy dugal ay Ousmane Sonko ay kii nit ñi buñ gëmee aqida bi ñuy woote ku ci nekk yaa ngi toog di jaay lamiñ bu rëy di jaay damaa bëgg sëñ bi man damaa dof ci sëñ bi xam nga fu muy tàmbalee wala dof ci sa tarixa wala dof ci mën doon demal nga créer indi ay nit def pétition ngeen jubal ngeen porte plainte ñiy saaga directement su kii leen su ko defee waaw Issa maa lay ziar bro maa lay ziar su ko defee ñu lijjanti loolu mu féete boor mais bëgg a jabali Ousmane Sonko tax ngay jaar ci affaire nan non dañuy politique non ñii dañ Ousmane Sonko moo leen ngemb ñoo nii moo leen yebal non bëgg ngeen sëñ bi wóolu ngeen ko dëkk bi ñu nekk dëkk bu ko nekk dëkk ba nga nekk am na yoon dajaloo loolu ngeen def seen pétition bu sap ngeen dem yóbbul ko police ni kii kat day vexé suñu religion ndax am na États-Unis fii dëkk boo xamante ne religion dañ ko respecté ngeen dem ni diw day vexé suñu religion te waru ko amu ci yoon police dafay enquête am FBI xool seen fils bi yëpp lañ am suñu gisee ni kii dañ koy dàqal indil ay bagage day arrêté ci A ou par B da leen waxante dëgg mais bëgg ko jël sëf ko Ousmane Sonko moo nekk seen ginnaaw ndax ñoom dañuy woote ne ay Ousmane Sonko lañ ay patriote lañ non man bëgguma loolu yéen ñiy wax fii ku nekk di yor làmmiñ bi wax naan waaw Ousmane Sonko gëm leen seen bopp yéen a ngi bitim comme ñoom dajaloo leen ngeen defar seen pétition yu baax dem yóbbu ko police soo leen ko yóbboo police ñoom ñëpp ñu lijjanti leen kenn par kenn dootu leen dégg kenn ku saaga di saaga ay kilifa diine di saaga yaay jàmbur yi di def lu leen neex ndax lan état bi ñoo la protéger da ngay wax li nga bëgg a wax yaay yow sama live sax bëgguma mën nga cee génn ba ma rek ma pare naa la woo suma pare lii nii parce que man li may wax nii Ousmane Sonko départ bal nga ma freiné
man la yow Ousmane Sonko xam nga sax li may dund ci Ousmane Sonko sama diggante Ousmane Sonko. anyway sama gars yi xaaral ma daw quoi parce que mooy loolu. non waaw Issa xam naa gars yi dafa am leen motiver ci ginnaaw mais loolu garaawul xam nga tax garaawul parce que yàlla mooy joxe njub yàlla mooy def nit ci xolam njub ak dëggu yàlla moo koy def ci doomu aadama bu ko yàlla deful ci yow mënuñu ko forcer nit ndax ñun ay doomu aadama kese mais mën naa leen jox solution ni ñi leen saaga fekkee ne saaga yi naqar leen dëgg la comme ni ngeen koy waxee quotation mark dañoo wax ne da leen naqari dañ def seen i pétition dem plainte ñooñu boobaa lépp wax bi dina jeex kenn dootu saaga mais su fekkee da nga bëgg a jël rek diaboliser Pastef tax nga koy def soo da nga am envie diaboliser Pastef da nga am envie yàqal Ousmane Sonko dafa am leen lu nekk ci ginnaaw moo tax mais bu fekkente ni rek da ngaa bëgg saaga yi arrêté ñu daggal mbir yi buñ defee pétition dem ci yoon wala délégation wàcc ci kër kooku rek ne ko yow li ngay def nii nii ñëpp gis délégation ni ñëpp dem toog moom ne ko li ngay def lépp wax ji dina jeex kon nga xam solution am na mais am na yow solution am na ba dañ ko bëggul trouver li ñu bëgg mooy dafa am leneen lu ñuy diir mooy lu nekk ci ginnaaw affaire bi bëgg mbubboo Serigne Touba wala Hadji Malick wala Baye Niass wala kii te rarement sax ngay gis Tijaani wax wala kii en fait lu ci ëpp saaga yi ci murid la ëppee bu ñu waxante dëgg tamit ci côté murid lañ ko gën a jëmale moo tax xëy na ñoom ñoo gën a frustré wu ñoom ñoo gën a mer ñoo tax ñoom ñooy génn mais li may wax mooy buñ dajalee seen doole kese fuñ mënti nekk ñiy saaga dinañ arrêté ndax boo xoolee ñi doon saaga yëpp léegi dañuy mujjati dóorante martu seen bopp seetlu nga ñi àndoon démb di wax di saaga def lu neex tey ñooy mujjati dóorante ay xeer seen bopp parce que li ma lay wax yàlla dafa maandu ñooñu dañoo liggéey loo xamante ni nii yàlla seen legacy mën na ko rafetalal boppam mais bul jël affaire bi rek ba mu tàmbalee xaw ma kañ la nga bëgg koo sippi Ousmane Sonko ñun tamit dañ waxante dëgg boo leen bëggee vexé ñu ñun da ngay koo xamante naan man damaa bëggoon ànd ak Sonko sax waaye saaga yi moo tax ma bàyyi mosoo bëgg da nga doon bëgglu boo bëgglu ak bëgg bokkut da ngay gis benn jour am na koo xam dama ko tontu ci benn message ma ne ko man mosuma xam ne yow ko ne am kenn waaye ni man dama doon commencé maa ngi woon biir passif sax mais bàyyi naa ma ne ko man de loolu de moo gën ma ne ko ma bind ko message ma ne ko yow da nga maa bett mosuma xam ne yow di nga wax lu mel nii pour man da ngay jàpp ci combat bi ñu sensibiliser ñi saaga ñu wax la ñu arrêté mais nga naan nit ki damay bàyyi nga ne ko waa bàyyi kon yow loolu mooy sa intention ci biir affaire bi kon dèjà kon yaa ngi ci biir affaire bi mais nekkoo fa kon yow sa intention ne pas rafetul parce que nekkoo fa ndax bu fa nekkoon doon nit ki waa demal il faut que ñu xam ne yooyu yëpp day am ci biir affaire bi quoi ñoo xam ne dañ fay nekk waaye nekkuñu fa te affaire bi sax au cas rapide la rek ñii dañuy yéeg ñii dañuy wàcc waaye at the end of the day ñaan yàlla bu ñu àggee ci terminus ba oto bi fees dell mooy jour élection législative yi ak élection présidentielle yi oto bi fees dell Ousmane Sonko ñu ko coppet daal di ko yóbbu ndax sama waa ji nga xam moo nekkoon APR moom woo ma tey nekk Espagne bëgguma tudd turam ne adhéré naa bis ni ki tey wax dëgg yàlla wax ma ay kilifa yoo xam sama gars yoo xam ne ñoom day wax ak ñoom ne ma adhéré naa bis ni ki tey te amul lu ma liggéeyul Macky ci campagne bi kon dèjà oto bi dina fees nañ tal rek nee na incha allah Ousmane Sonko day gagné te bu ma la waxee war nga ma am kon alhamdulilah kon ñun nañ am njortu bu rafet rek sama gars yi kontaan naa di bëggee ñëpp di baalawaat ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla mi am jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal yàlla may Ousmane Sonko bu jël réew mi bu gënee ci moom gën ci Sénégal gën ci askanu Sénégal yàlla na ko suñu borom defal ñu ko ñun ñëpp waaxiri daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jaa ngeen jël